jërë ngeen jëf mbokku téléspectateur yu télévision Futurs Médias dal leen ak jàmm ci xibaaru marax yi li ci gën a fës te ñu namm ko jukki dina bokk ci directeur yu examen ak itam concours di ñaawlu baax a baax doxalinuk ñenn ci sénégalais yi ñu jàpp ne ni ki démb nag ñi nga xam ne ñoom ñoo di ndongo yi mënuñu woon amal examen yi ci li nga xam ne moom moo di jàmm ba si sax vidéo yi nga xam ne ñu ngi ko doon partagé fu nekk moom Amadou Mokhtar Gueye nag jàpp ne lu ëpp junni ak juróom-ñaar téeméer ak lu ko toftal ci ay centre d'examen mu mel ni benn centre dong képp la fa ndox ma taawoon lépp lu soxal yooyu la jongante nag daal nañ koy def ci jàmm daal di tam respecté lépp loo xamante ni da du matuwaay ñu war koo mën a jël ci mbas mi moom mbas moomee ak tolluwaayam fii ci réew bu Sénégal ñeenti doomi aadama daal nañuy toftalu ci lim bi nga xam ne ñoom ñoo ci jot a ñàkk seen bakken téeméer ak juróom benn fukk ak benn cas positif la ñu am téeméer yi ci ñoom nag di ay cas contact daañ ci dikk nu mu gën a yaatoo dem fa nga xam ne moom moo di ca Pointe bu Sarène nag foofee askan wa nga xam ne ñoom ñoo fa yeewoo mer ba futtu la ñu def ngir rek projet ba ñu fa naal nag bëgg ko foo def di jël ay doj daal di koy def ci li nga xam ne moom moo di peggu géej gi ñoom ñooñee nag jàpp ne lu ni mel bés bu anto seen nag tefes dina nax saay ca réew bu Côte d'Ivoire moom Alassane Dramane Ouattara nag dina jébbal li nga xam ne moom moo di candidature am ci ay bés bi nga xam ne moom la ñu dëkkmal naka noonu itam mu daal di ci toftal ne lépp loo xamante ni da du matuwaay bu mu war a jël ngir rek daal di samp ndëndëm daanaka matale na lépp mbokk yi daañ ci dikk ni mu gën a yaatoo ci kàddu yi nga xam ne daal dina ko yëkkati ci ndaje ba mu doon amal li lépp yi tënk la bu ngeen taaxiloo tuuti ma dikk ñu faram fàccee. mbokk téléspectateurs yi ñu nuyuwaat leen ci gën gi nuyu rafetlu ànd bi ak ñun xibaar yi ñu doore ko na nga xam ne noonu la ñu ko junjee woon directeur yu examen ak itam concours nag di ñaalu bu baax a baax doxalinu ko yenn ci doomi aadama yi nag ñu jàppoon ne ni ki démb examen ya ndaw yi amaluñu ko ci li nga xam ne moom moo di yoon moom Amadou Mokhtar Gueye nag jàpp ne lu ëpp junni ak juróomi ñaar téeméer ak lu ko toftal ci ay centre d'examen mu mel ne benn képp dong la fa rek ndox ma daal di taawoon ñu teewlu ay kàddoom ci micro Pape Fara Ñing ak Amadou Ba. soo dooree njàngale mi ñu jàngale ba examen yi ñëw nga am 1700 centre mooy junniy centre ak juróom-ñaari téeméer daanaka ak juróom-ñetti téeméer ci Sénégal mu am benn centre ci Sénégal benn bu nekk Dakar tudd Pikine 24B ñu def composition premier jour amul benn problème examen deuxième jour ba mu des épreuve bu mujj ba mu des ñaar fukki minutes ndox mi ñu bënn muru école bi. parce que école bi ñu tànn école boobu du taa li may wax mën nañu ko vérifier mais bi ndox mi bare ci quartier bi ñoom ñu dem bënn mur parce que foofu dafa am pompe moto pompe ba panne il paraît waa ONAS ñoo ko fa defoon ci li ñu wax ñu ñëw bënn mur bi ndox mi jaar fa dugg ci classe bi fekk xale yi 20 minutes mën a dese ñenn ñi sax rendre nañ seen copie yi tooyul xale yi pare nañ ci 1781 centres est-ce que quand même loolu waruñu sant yàlla mais war nañ sant yàlla mais également war nañ gën a xippi suñu bët gën a farlu nag également pour que ci BFM bi yàlla dimbali ñu ba loolu sax duñ ko ci gisati yàlla dimbali ñu aussi ci bac bi ba loolu duñ ko ci gis benn cas parce que pour ñun même bu dee benn élève rek li ñu ministre wax mooy nañ fexe ba nga xamante ci président la wax ko ba examen am ci mucc ayib. ñu ñëw ci mbas mi ak tolluwaayam mbokk yi jàpp leen ne ñeenti doomi aadama daal nañu toftalu ci lim bi nga xam ne ñoom ñoo ci jot a ñàkk seen bakken téeméer ak juróom benn fukk ak benn ci ay cas positif la ñu am téeméer yi ci ñoom nag di ay cas contact juróom benn fukki ak benn cas communautaire la ñu am di ay doomi aadama yoo xamante ni am nañu mbas mi te xamuñu fan la ñu ko jëlee fanweer ak juróom ñett ci ñoom nag di ay cas grave nag jamono yi ñu ngi saytu seen wàllu wér-gu-yaram bu baax a baax ci kër docteur yi ñu wéyal ba tey ngir xeex li nga xam ne moom moo di mbas mi campagne yi nga xam ne daal nañ koy tëral di 1 million de masques fii nga xam ne moom moo di ci tundu Ndakaaru nag mel lu ni mel daal nañ koy amal ca jëppal Derklé nag foofee daal nañ fay joxe ay masques lépp ngir daal di xeex li nga xam ne moom moo di jàngoroy coronavirus ñu teewlu reportage bu Fat Bintou Konté ak Younous Diatta. gis nañu ñu bëri ñoo ngi ñàkk seen bakkan ndax lan amuñ deret boo xamante ni xëy na centre de transfusion sanguine mën na leen ko may ci loolu nag ñu ne ñun vu que ay ndaw lañ te apte nañ valable nañ pour ak def activité boobu ñu ne pourquoi pas vu que aussi suñ mouvement bi yaatu na ñu organiser activité bi vraiment jàppale centre national de transfusion sanguine ngir ñu mën a gën a def donc seen liggéey. donc biñ tàmbalee ba tey parce que depuis 9h ci suba ñoo ngi fi jot nañ
bés bu ne bu ñu xëyee commune Dieuppeul-Derklé dafay am cas de Covid 19 te nag ci transmission communautaire la koy jëlee mu jël lu jaaxal maire bi nga xam ne moom moo nekk ci commune boobee. et bis bu nekk saa ñuy dégloo taal télé bi dégg waa ministère de la santé ñuy joxe bataaxal joxe situation du jour dañuy tudd lu bari suñu commune Dieuppeul-Derklé Castor ñu jàpp ni Castor fu mu nekk dafa nekk ci xolu Ndakaaru boo déparé Cap Manuel ba Kaasu Cambérène dem bi ak dikk bi fii bari na looloo tax ñu ñuy tudd moo tax. ba tax na mu organiser caravane de sensibilisation bi ci mesure barrière yi askan wi war a taxawal ba pare nag di leen distribuer ay masques. tey loolu yëpp bu amee tey ville de Dakar ni man duma des ginnaaw parce que aussi war naa dugal sama loxo ci xeex bi ginnaaw bu ma leen jàppalee ba noppi dinaa ñëw organiser foofu caravane gis nga léegi li ñu jox ci masque ak ci gel bari na ñu séddale ko imam yi bàjjenu gox yi réseau des femmes ak ay social yi fi teew loolu yëpp pour dugal suñu loxo sumb suñu yéene ci sensibilisation bi. ka ci jàppale nag mu di ville de Dakar moom mi ko jox lu toll ci 22 000 masques bokk nag ci campagne am 1 million de masques pour la ville de Dakar. dañu ne ville de Dakar moom toogul bi mbas mi commencé ba tey donc bëggoon nañu sax teel a wàcc ci terrain bi waaye xam nga comme regroupement yi ni ñu ko waxee woon ci début bi moo tax ñu xaar ba ñu xaaree nag waaye 23 juin ñu gis ne affaire bi métti na. faw ñu wàcc fa nga xamante ne sax ñu bëri découragé woon nañu wax dëgg ñun ñoo nekkoon ci terrain bi ànd ci nag ak ay acteurs yu bëri yoo xam ne ay organisation communautaire de base. donc indi nañu ci commune bi lu mat 22 000 masques daal à peu près yoo xamante ne dañu jox benn pàcc bi dañ ko jox ay acteurs yoo xam ne ñu ngi ci commune bi muy délégué de quartier yi. muy bàjjenu gox yi ak ASC. ñoom nag bu ñu sañoon li nga xam ne moom mooy transmission communautaire kaddu am ci seen localité boobu nga xam ne moom mooy Dieuppeul-Derklé moom moo di xeex bi nga xam ne fi mu toll nii askan wi moom la ñu fas yéene def ba tax na ñu amal bi des campagnes de sensibilisation xamal ñi nga xam ne ñoom ñoo fay yeewoo jafe-jafe yi nga xam ne pandémie bi moom la am. Fat Bintou ginnaaw li nga xam ne moom moo di masque yi nag xam nga ne gel hydroalcoolique gëstu wi nga xam ne IFAN daal dina koy def di ñu xamal yenn ci gel yooyu nag baaxul askan wi nag di ko diw seeni ay yoxoo ca Ndar géej nag ñi nga xam ne ñoom ñoo fa yeewoo di mu dikk daal di jël ay matuwaay ci mbir mu ni mel Ousseynou Diop ak Habib Seck. ginnaaw mbas mi ba mu tàmbalee léegi ci Sénégal gel hydroalcoolique yi askan wi ñu ci bare ñu koy utiliser waaye nag ay xibaar daal di jub daal di wax ni lu jëm ci wàllu gel hydroalcoolique yooyu nga xamante ni dañ koy utiliser yu ci bare baaxul. tax nag doomu Ndar yi daal cay tontu ñoom seen kàddu loolee lu ñuy dëggal la ndaxte lu ci bare bu fekkee ni dañ koy utiliser anam ba nga xamante ni lay demee dafay leen di jaaxal. vraiment maa ngi mettitlu bu baax attitude ñi nga xamante ni dañuy jël ay gel yu bon di ko defar di ko jaay nit ñi pour am dara te loolu gor du ko def population yëpp nekk ci ñàqare boo leen jàppalewul ci ñàqare bi nga dem toog sa kër xam nga moo gën ngay ñëw di profité ci ñàqare bi pour defar sa poche. Zeyr Fall bokk ci ñi nga xamante ñooy consommateurs yi nekk ci diwaanu Ndar Géej moom sax loolee da koy dëggal jàpp ne kon nguur gi war na jóg daal ciy def jéego. gel dafa am ay normes dafa am ay normes yoo xam ne moom la ñu mën a gis mu composé que pour mu mën a am gel bi nga xam ni santé nangu naka mais doo xam fi ñu koy defaree doo xam ko koy defar doo xam ban marque la xëy suba rek di ko jaayee ay prix yomb. ci seen kàddu ñoom ñëpp benn la mooy gel hydroalcoolique yi nga xamante dañ koy utiliser te ñu ni lu ci bare baaxul loolee mën na nekk ñu jàpp ni kon sax njuuj njaaj dafa am ci mbir mi. ay gel yoo xam ne day niroog laalo et c'est là vraiment musiba la doo comprendre nu mu demee donc loolu nag moom vraiment gouvernement war na si jóg ba pare sanction crime la. damay inviter l'État du Sénégal mu jël service du commerce jël la sécurité publique mettre leen dans les marchés ñu traquer les gens de mauvaise volonté yi nga xam ni ñoo fi nekk ngir seen bopp. gel hydroalcoolique yi askan wi jamono jile ñu ngi koy utiliser bu baax a baax waaye nag ci études yi ñu wax lu ci bare ci ñoom baaxul mu mel na kon soppi doxalin war na am ndaxte ñu ci bare jamono jile moom la ñuy jëfandikoo ngir mën a aaru ci lii di coronavirus bi. mbokk yi ñu desandi ba tey ci wàllu wér-gu-yaram bi lay yoon nag ñile dañuy rek jàppale ñi nga xam ne dañuy soxla li nga xam ne moom moo di deret di mouvement Africa First nag daal di indi ab njàppalam daal di koy jébbal centre national bu transfusion sanguine lu ni mel nag bokk na ci li nga xam ne moom moo tax ñu daal di koy def daal di sauver ay bakkan dañuy teewlu Pape Nal Dieye nag moom mooy coordonnateur boobule mouvement yëkkati na ay kaddu daal di koy dénk Fat Bintou Konté.
gis nañu ñu bëri ñoo ngi ñàkk seen bakkan ndax lan amuñ deret boo xamante ni xëy na centre de transfusion sanguine mën na leen ko may ci loolu nag ñu ne ñun vu que ay ndaw lañ te apte nañ valable nañ pour ak def activité boobu ñu ne pourquoi pas vu que aussi suñ mouvement bi yaatu na ñu organiser activité bi vraiment jàppale centre national de transfusion sanguine ngir ñu mën a gën a def donc seen liggéey. biñ tàmbalee ba tey parce que depuis 9h ci suba ñoo fi jot nañ comptabiliser lu toll si juróom-ñaar fukki poste ak ñeent yoo xamante ni jot nañ ko joxeegum te ñoo ngi fi ba ci kanam ay 14h te yaakaar naa ne am nañ ñeneen ñoo xamante ni ñoo ngi si yoon di ñëw suñu objectif daal muy tey muy téeméeru poste mooy suñu objectif bu tey te buñ jógee. SAMU régional nag ca diwaan bu Kaolack mu mel ni nag bi leen nekk ñaareelu antenne régionale nag ginnaaw itam ba ñu ko amalee ca Ndar Géej ba tey moom jëwriñ ji nga xam ne moom lañ dénk wàllu wér-gu-yaram fii ci réew bu Sénégal moom Abdoulaye Diouf Sarr nag moom moo teewoon daloo bi nga xam ne ñu ngi ko doon daloo kër docteur woowee ñu teewlu ay kàddoom ci micro Ibrahima Diamé. day gérer urgence boo amee tolof ci accident mu nekk sa kër mu nekk fa ngay liggéeyee mu nekk ci tali bi boo woowee 15 ñoom dañuy yabal rapidement ñu ñëw jàppale la faj la buñ la waree yóbbu hôpital ñoom ñoo la yóbbu wutal la foo tëdd faj la loolu nag Dakar moo ko am ak Saint-Louis puisque président daf ñu dénk ñu territorialiser politique publique yi mooy lépp loo xamante ne dafa war a am rek ñu war ko jox population yi ñu mën ko tas pour Sénégal yëpp mën ko jox moo tax tey ñu indi 3e bi fii ci Kaolack mu war a law ba dem Kaffrine war a law ba dem Fatick parce que centre bi fii lay nekk ci Kaolack mais Fatick dana am benn service d'urgence médicale et de réanimation Kaffrine aussi am service d'urgence et de réanimation Kaolack mu leen di polariser képp koo xamante ne soxla nga service yooyu nekk ci région bi muy Kaolack muy Fatick muy Kaffrine boo defee 15 service dañuy dem fekk la fa nga nekk ñëw jàppale la loolu inauguré nañ ko tey muy pas bu am solo boo xamante ne def nañ ko ci wàllu donc santé fii ci région may wax ne tam visité nañ CTE bi muy centre de traitement des épidémies fa ñuy fajee Covid-19 may seetlu ne wax dëgg yàlla yor nañ ko yor bu mucc ayib ma siy félicité effectivement waa hôpital bi mais ma siy félicité gouverneur bi parce que moom moo yore le comité régional de gestion des épidémies. ñu noppi ci wàllu wér-gu-yaram wax ci leneen loo xamante ni maa ngi leen ko doon junj bi ñuy door yi la jotaayu xibaar di ñi nga xam ne ñoom ñoo dëkkee ca Pointe bu Sarène mer ba futtu la ñu def ci projet bi ñu naan bëgg ko fa amal nag di jël ay doj daal di koy def ci li nga xam ne moom moo di peggu géej gi ñoom ñooñu nag di xam ne lu ni mel bés bu anto seen ak tefes dina nax saay dañuy teewlu Abdou Khadre Ba moom moo yoroon kàdduk yooyu la ndaw Abdourahmane Diallo moom moo taataan ay kàddoom. ndaje bi dafa am benn projet d'oragage bu ñuy wax vente d'ordre boo xam ne mu ngi Saly parce que boo xoolee actuellement tey Saly géej gi da ko lekk ba tey hôtel yu bëri yàqu nañ te plage boobu ñu bëgg ko rattrapé waat mais am benn projet boo xam ne dafa ñëw war a def récupération du sable marin si banc de sable yi nga xam ne ñu ngi nekk fii si département de Mbour particulièrement en face Pointe Sarène 17 kilomètres de Pointe Sarène te banc de sable yooyu servir ay doodaan si biir géej gi ba nga xam ne tey érosion côtière li muy avancé yëpp mu ngi ralentir sunu côté yi. kon naqar bi ñu si njëkk am mooy manque de considération boo xam ne état am na ko si askanu napp gi parce que ñun yëguñu tinuñu dañoo xëy rek gis bateau bu installé ñu ñëw si dëkk bi di sensibiliser nit ñi ne pêcheurs nañ dem génne seen mbaal et puis zone bi ñu war a liggéey bu fa kenn traversé ti extra loolu nag ñun bi ñu ko yëgee ñu jóg. dem nañ seeti autorité de pêche yi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk niveau régional ba ministère ñu xamal ñoom projet boobu ñoom dañ ko opposé wu parce que li muy yàq moom moo ëpp li muy defar. lim ñu mën a yàqal d'ailleurs fii ñu taxaw nii gis ngeen ko biñ koy inauguré même pas 2 ans diggante plage bi ak quai de pêche bi 300 mètres la woon te géej gaa ngi nii bëgg géej gi feesee bu ngeen ñëwee da nga naan balaa bët set quai de pêche bi dina daanu te ñun déjà suñuy dëkkuwaay moom la ñu am. ndax nit ki bala ngay tal dara da ngay tal sa dëkkuwaay ñun région côtière bi déjà dañoo menacé wu tey avancement de marée bi tey ñun suñu kër ñu ngi koy jël géej gaa ngi koy jël kon bu ñu bëggee indi leneen loo xam ne ñun daf ñuy wóor yàlla ne lii bu amee non seulement waxuñ suñu dëkk mais li wër département de Mbour dëkk yu bëri dinañ jóg. ñu wax ci leneen mbokk yi campagne ñuk sampuk garab nag bu atum 2020 lu ëpp 1 million ci ay plan yoo xamante ni nag war nañu ko taxawal direction bi nga xam ne moom moo yor boobule projet ma nga woon ca diwaan bu Louga ñu teewlu reportage uk Thierno Fall.
liggéeyub Grande Muraille Verte biñ ko dooreek léegi nga xamee ni toll na ci fukki at ak ñaar ci 815 000 hectares yi nga xamee ni Sénégal moo ko moom 60 000 hectares kese lañ ci jot a jëmbat ay garab muy ab taux de réalisation bu nga xamee ni si xaw naa néew ci bëtu ki nga xamee ni tey jii moom la ñu dénk liggéey bi. boo ko xoolee saa tourne autour de 5-7 pour cent tuuti na mais tim am na effet n'est-ce pas ci population bi moo tax léegi ma koy wax ci tubaab. ci décennie fukki at yi di ñëw 2020-2030 ñu ngi waxtaan ci agence panafricaine bi ak sunu partenaires techniques financiers yi pour que mën a jëmbat incha allah rabbi 100 millions d'hectares. ren jii nag ci campagne de reboisement bi Sénégal fas yéene naa jëmbat lu toll ci 6000 hectares yu nga xamee ni si déjà tàmbali nañu liggéey bi. programme bi ñu planifié woon depuis janvier dañoo dem ak mbas mi ci biir am yoo xam ne dafa tardé. mais on avait prévu de faire au moins 10 000 hectares pour une production 1 800 000 mais ak retard yooyu ñu am ñu waxtaan ak suñu biir revoir suñu planification pour que ça soit beaucoup plus réaliste et réalisable tax léegi ñu wàcce ko ba 1 400 000 pour 6 000 hectares. superficie bu ni toll nag reboiser ko aajowoo na garab yu bëri looloo tax nag ba agence bi daal di nay fàggandiku ay pépinières yu doy. Widdu fi ñu nekk tey 200 000 plants lañ fiy produire mais Mbartuwa bi ñu jógee 350 000 plants la mais dañu am 8 bases yoo xam ni bu nekk am na pépinière bu nekk na ak capacité mais ren ji 1 400 000 plants boo xoolee loolu lépp moom la ñu produire incha allah. direction Grande Muraille Verte amaloon ab tukkib nemmeeku ci Mbar Tubaab ak Wiide ci Ngóoli ngir nag nemmeeku si tolluwaayu pépinière yi nga xamee ni si moom la ñu waajal ngir amal campagne de reboisement bu ren bii. jërëjëf Thierno Fall cant ak ngërëm ñenn la ginnaaw réew bu Sénégal nag ñu wutali ca Côte d'Ivoire foofee nag Alassane Dramane Ouattara nag dina jébbale li nga xam ne moom moo di candidature am ay bés bi nga xam ne moom la ñu dëkkmal moom moomee nag di xam ne lépp loo xamante ni da di matuwaay yoo xamante ne war na ko mën a tax mu daal di samp ak ndëndëm nag lépp daal dina koy matale ñu teewlu kàddu yi nga xam ne jot na ko biral ci ndaje ba mu amaloon. Grâce à votre soutien. ci njàppandal ji ngeen ma jàppale ak seen mobilisation bi ngeen amal tax na ba ñu am parrainage bi nga xamante ni moom la ñu sàkke woon xam ngeen ne parrainage bi daanaka ci téeméer boo jël benn bi ci électeurs yi nga xamante ni dañoo bindu ci fukk ak juróom-ñaari région wala boog ay district kon mun nañ ko xayma diggante 35 000 jàpp 75 000 ci ñu bindu wante ma leen di wax ne grâce ak seen njàppandal seen candidat Alassane Dramane Ouattara am na lu toll ci 1 million ci ay parrainage 1 million ci ñi nga xamante ni parrainé nañ ko ak parrainage bi ni mel nag maa ngi xaarandi ñu am victoire bu rëy victoire ci premier tour ci élection présidentielle yi victoire bi nga xamante ni sax du am benn appel ma leen di xamal ni danaa dem déposer sama dossier de candidature ci ay bés bii di ñëw. Alhassane Ba moom moo tekki ay kàdduk Alassane Dramane Ouattara ñu wéyal xibaar yi wax ci li nga xam ne waa Ligue bu Dakar basket nag moom moo ko daal di def ngir rek daal di jox yenn ci ay club nag ay masque bokk na ci li ko waral ñu def seen kéem kattan ngir rek daal di fegu ci mbas mi nga xam ne moom moo gën a si réew bu Sénégal boobu ak léegi ñu teelu reportage bu Pape Fara Ñing ak Amadou Ba. ci jamono ji nga xam ne mbas mi mu ngi yokk saa su ne bépp jongante jëm ci wàllu basket ñu daal di koy dakkal Ligue de Dakar nag tax muy jàppale lii di club yi ñu mën a xeex li nga xam ne moo nekk mbas mi ci seen biir. ñu réfléchir pour xool ba xam na lañ mën accompagner club yi bi ñu travailler ak suñu partenaires yi ñu am un peu de fonds boo xamante ne parce que l'idée duñ jël xaalis ba tikk ci kees bi pour basket amul dañ koy redistribuer moo tax sur les 53 clubs yi nga xamante ne ñoom ñoo affilié ren ñu jox la enveloppe financière de 50 000 francs pour ñu permettre leen ñu jënd ay gel tekk seen gox yi ñu nekk pour mën a aar xale yi aar acteurs yi donc loolu mooy idée bi. lu nu mel nag di wane ne basket bi dañoo war a boole seen doole président fédération bi jàpp ne combat boobu jamono ji moom rek la ñu war a amal waaye waruñoo nekk ci xuloo. ngeen ko mbooloo mi ñëw nañ bu baax nit ñi wax nañ wax ju rafet distribué nañ masque yi may invité ñëpp ñu consacré wu seen peine seen énergie. C'est la crédibilité de l'ensemble du. ci jamono ji nga xam ne. nan lañu mën a defee pour reprendre le basket.
tàggat ñi nga xam ne ñooy acteurs yi naka noonu dugal seen loxo bu baax a baax ci wàllu xeex mbas mi loolu daal jàpp nañ ne gannaaw lii ci la ñu fas yéene jublu. mooy formation animateur initiateur formation des cadres techniques mooy les secrétaires généraux defal une session de formation bu doy waar beneen bi aussi mooy la formation des arbitres yi parce que Dakar dafa manqué arbitre donc dañ ko defar pour ñu mën a am arbitre yu bari yu qualifié yoo xamante ne dinañu mën a jàppale ci basket 3-3 bi beneen boo xamante ne ni aussi ñu ngi siy liggéey te mu tenir ñu à cœur mooy la Ligue de Dakar. ni ngeen ko xamee aussi année scolaire bi ça a été perturbé ñu ngi xalaat nan la au niveau de la fédération ak des ligues ak des associations nan la ñu mën a fexe organiser ay cours de vacances pour renforcer xale. ci juróom fukk ak ñett yi nga xam ne ñoo nekk club nekk fii ci Dakar ñeent fukki ak juróom-benn teewoon nañu ci ndaje mi nga xam ne da leen dem jox ay masque ak ay gel ngir xeex lii di coronavirus ci basketball bu Sénégal. Pape Fara di cant ak ngërëm ñenn la ñu itam ñu jéggalu ci dog-doguk machine boobee nga xam ne dab nañu ñu jaar fa itam daal di buur yi la jotaayu xibaar dig daje bi léegi-léegi ak Cheikh Tidiane Diawo ci xibaar yi ci kàllaamay tubaab lu mooy loolee itam ñu bàyyi leen ngeen wéy ak suñu ay programme fii ci télévision Futurs Médias jërë ngeen jëf.